ci turu imaam yi kenn ku nekk nga wax a'uuzu billahi min ashaytaani rajim ñetti yoon jël fatihatul kitab mooy ndey alquran kër goo dem day am na fa solo alquran bu doon jëmm la ma ni fatiha mooy ndeyam nga jël xul wala waxat teg ko ci doomu aadama ni muy tuwo carte d'identité nga xam ne tey lu la yónnee ak fooy mën a dem carte d'identité mu dañ yàgg borom bi tabaraka wa taala bu doon day soxla carte d'identité mooy xul wala ahad nu jël fatiha nu jël fàllax ak naas lépp looy ragal mi ci biir fa tabarakallah bu nu paree nag nu jéem ko tëj ci 90 tur yàlla yi ñaan yàlla ni yàlla sàmmee juróom yi tur juróom-ñeent yal na yàlla sàmm nu sàmm marsa bi bismillah kenn ku ne jëf a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim ñaan fatiha xul wala fàllax ak naas ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ببركة الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابل الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحافظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيد الواسع الحكيم الودود المجيد البائس الشاهد الحق الوكيل الخبير المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد واحد الفرد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الدار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرصيد الصبور ni ñaan yàlla subhanahu wa taala li mu sàmmee juróom-ñeent fukki juróom-ñeent yal na yàlla sàmm na àdduna ak alaaxira wa sallallahu ala sayyidina wa sallam. ku ci nekk si turam ak santam du si jiital monsieur le maire de la commune Est ndax fu ñu toog commune Thiès Nord la mais boo jéggee tali bi commune Est la kon dama koy nuyu parce que ñu bëri xamuñu fu commune Thiès Nord yem ak fu commune Est tali bii jëm Kër Issa moo xaaj lépp lu nekk sa loxo ndeyjoor commune Est la lu nekk si ndoxo càmmoñ commune Thiès Nord la kon dama koy nuyu du nuyu délégué de quartier Cité Ouvrière mais également délégué de quartier Kër Issa du nuyu bu baax imam yu ñu fi fekk yëpp du nuyu la coopérative et à sa tête suñu xarit suñu mag président Aziz Diagne mais également le secrétaire général Ibrahima Cissé du nuyu bu baax suñu promoteur ba may ñëw dama ànd ak pratiquement le conseil municipal ñu gën ci ràññee madame le maire Ñaaña Kane mais également des honorables conseillers ñu mel ni Toumani Diallo Kadia Mal Mantoulaye Diouf Aïta Gueye Aïssatou Dieng mais également population mun naa ni ñi nga xam ne gi jóge nañ ci yeneen gox yi pour mun a fekkee du beneen nuyoo population cité ouvrière commune Thiès Nord cité ouvrière commune Thiès Est mais également les populations de Kër Issa maa ngi am mbégte lool du nuyu bu baax le président Dame mais également le délégué du marché central suñu xarit suñu frère Thierno Ciss am mbégte teew fii ndax li nga xam ni tey moo ñu fi dajale dafa bokk ci suñuy préoccupation parce que ñëpp xam na ni commune Thiès Nord coonoom bu gën a am solo mooy marché parce que yàlla daa def ñu yore marché central te marché central nekk ci anam yi nga xam ni bu ñu ko dimbaliwul
xëy na ñu fay jaay souvent problème rek la ñu nekk. Et pour ñu régler le problème du marché central il faut que ñu décentraliser am ay marché de quartier. loolu moo tax commune moo yore prérogative moom la loi bi wax que ni moom rek moo am sañ-sañ créer marché moo am sañ-sañ toxal marché moo am sañ-sañ modifier marché. waaye comme commune dooleem daan néew ndax tey li nga xam ni moom lañ fi investir mu jege ci 400 millions c'est pratiquement le budget de la commune Thiès Nord. kon xam nga ni fii ak 50 ans xalaatoo mën a mobiliser 400 millions du def marché donc da ngay dem mais loolu du tee nga ni awma mënuma du ma jéem il faut que nga wuti ay partenaires. moo tax ba may toog a toog la coopérative saisir ma ne ma ñun am nañu site au niveau de la cité ouvrière te site boobu dañ ko réserver marché te xam nañu ni mënuñu def marché te commune bokk si dañoo bëgg ñu wuti ensemble partenaire. ma ni dinaa sawar lool parce que site boobu c'est un site stratégique dafa am ay quartiers yu nga xam ni ñoo nekk si wetam te dañoo sori marché bi lu mel ni Kër Issa lu mel ni Madina Fall lu mel ni cité ouvrière. donc ñi ciy wax ba yàlla def ñi ñëwaat ne ma monsieur le maire ñun de am nañu un partenaire et loolu c'est l'occasion de le remercier très sincèrement Serigne Mansour Mbaye. ma ne ko minimum pare na pour def marché bi léegi li nga xam ni moom moo des mooy ñu ànd ak yow ñu wuti autorisation de construction. ma ne ko loolu dinaa ko sawar projet bi sama projet la moo tax ba ñu ñëwee ñu signé autorisation sous-préfet ne moom am na du ko approuvé ndaxte suuf bi wóorul ni ñoom ñoo ko moom. donc il a fallu ñu manœuvrer ma dem si moom def pression ne ko foofu moom coopérative d'habitat bi de chemin de fer ñoo ko moom. loolu man mun naa jël seede bu laajee kayit ma bind bu laaj lu mu laaj ma seede leen ne ñoom ñoo moom suuf. et c'est dans ces conditions que le préfet a approuvé pour ñu tàmbalee marché bi. marché bi bañ a dee comme yeneen marché yi nga xam ni dañ koy ubbi marché central lekk ko parce que suñ ko deful rek toujours marché central problème boobu day am. donc ñu ni d'abord balaa ñu koy ubbi nañu autoriser les ambulants ñoom ñu def foire gën a def publicité bi mais ñun aussi lépp lu ñu mën a def si wàllu communication ba population Thiès yëpp xam ni y a un marché. les populations de Kër Issa nu ñu leen war a mën a sensibiliser balaa ñu fiy romb du dem feneen cité ouvrière balaa ñuy romb marché bi dem feneen Madina Fall balaa ñuy romb marché bi ñu xam ni lu ngeen doon def du dox ay 7 kilomètres ñëw nañu ba seen wetu tànk def leen ko soxlawu leen encore ngeen di teg seen bopp coono yi ñëw leen ngeen dugal marché parce que seen marché la il ne sert à rien ñu investir plus de 400 millions après ñëpp di ko romb di dem marché central dafa tàncaloo te fekk na bàyyi nañu marché bi les mêmes produits moom ngeen di fekk marché central. kon ñu ngi inviter les populations ñu approprier marché bi def ko seen marché central. marché central c'est vrai fan yi gis ngeen saam li nga xam ni moom lañ fa def ndax bu ñu dajoo dafay am occasion marché la ñuy wax anam yu mu nekk mënatul continuer du nekk noonu parce que jamono day dox marché saam yàgg na ñu ngi may wax depuis 1977 mais anam yu mu bindoo marché mënul bindoo noonu amul sécurité amul hygiène bu nawet jotee suñu jigéen ñi pour ñu dem fa sax dañuy takk ay imperméable pour dugg fa puus pour mën a jënd marché bi c'est une responsabilité de l'autorité locale mais aussi de l'autorité administrative pour ñu moderniser ko moo tax dans les prochains jours marché bi 4 mois la mais mën nañ jàpp fii ak balaa mi nawet di ñëw ce sera un marché moderne de 300 étals ñetti téeméeri étals dina am juróom-ñett fukk ba téeméeri cantine mais également dinañu réserver place pour ñi nga xam ne ñooy jaay soble lu mot junni ak ñetti téeméer ak juróom fukk mètres carrés yi nga xam ni ñoom lañ koy tegal mais marché bi suuf bi dañ koy pavé
dina am ay toilettes dina am ay système d'assainissement dina am éclairage loolu moom la Thiès mérito loolu lañ fay bëgg a def du mbir mi du soxor du dañoo leen di bëgg ñu fay daan doole ñëpp suñuy waajur lañu bu ñu sañoon duñ leen dàq ci kaw tali bi place lañ leen di jox ñu mën a jaay ci xel bu dal ba ngoon jot ñu ñibbi seen kër loolu suñu responsabilité te incha allah dinañ ko def pour mën a permettre les populations mais beneen bi mooy au niveau du marché central am na fa benn centre commercial bi nga xam ni ça faisait partie des travaux de Thiès de 2002 2004 ñëw ñu arrêté chantier bi mu nekkoon un marché de 1 milliard de francs État du Sénégal d'alors ñu arrêté les travaux ñun ba ñu ñëwee depuis 2004 ba léegi ça fait 16 ans tous les gros œuvres pare na il fallait que ñu wut ay partenaires pour ñu mën a defaraat sa centre commercial dëgg la trouvé nañ ko entrepreneur promoteur bi amoon na ay jafe-jafe mais fan yi ñëwaat na nee na incha allah jafe-jafe yu ma tënkoon dañ na dinañu mën a defaraat centre commercial boobu mu nekk au grand bénéfice des populations parce que ce sera un centre commercial moderne parce que bu fekkoon 2000 arrêté wuñu woon chantier Thiès yi 2004 kon tey du ñu wax sax Auchan parce que centre commercial boobu si wàllu luxe ak hygiène amul Sénégal mais dañ ko arrêté woon xëy na ñu bëri gisuñu ko mais bu paree buñ ko demee di visiter dañoo xam ni centre commercial boobu moom moo gën a taaru centre Auchan yi nga xam ni foofu la nit yi di dem di jëfandikoo foofu aussi bëgg nañ ko incha allah defar mu pare mais également Madina extension am na site bi nga xam ni dañ ko def marché incha allah aussi keroog samedi le conseil municipal a délibéré autorisé le maire mu signer convention avec un partenaire ce sera aussi un marché de 400 millions et dañuy xaar approbation du sous-préfet incessamment pour mun a dem teg pose première pierre mun a def marché boobu mais le tout si time 2020 bi la pour que au moins dans le quartier Kër Issa Madina extension Madina Fall cité ouvrière commune Est comme commune Thiès Nord ak même le département ñu mun a am 2 marchés yi nga xam ni dina leen jege mais également le marché Ngelaw dañ ko war a moderniser ak le marché Thiali wax nañ ko sànq le marché Thiali def nañ fa ay centaines de millions c'est un marché bi nga xam ni doxul te dañ ko war a dundalaat loolu mooy tax le marché central liggéey buñ ci war a bëgg a liggéey mu mun a sotti parce que mënuñu jël Thiès yëpp xëpp ko marché central nekk ki nga xam ne rek doom bu juddu mu lekk ko war nañoo mën a permettre tey bii par marché central yërëm commune cité ouvrière mu dund yërëm Madina Fall daax kaw ak et cetera donc yooyu moo doon li nga xam ni bëggoon naa ko leeral si wàllu marché donc am nañ ci yéene li nga xam ni ñun defuñu ko soxlawul ñuy wax ni ñu ñoo ko def parce que comme li ma ko waxee sànq loo mënul amal humilité ne mënuma parce que lii ngeen ma jox mais dinaa wut pexe parce que tey bu ngeen xoolee lampadaire yi romb Kër Issa 60 poto yi mais man duma ni maa ko fa def mais mun naa ni ci soit ba ñuy tëral itinéraire parce que 700 lampadaires moo dugg commune Thiès Nord mais man maa rëdd fan lay jaar man maa rëdd ne terrain raay Kër Issa war na mën nañ ko def éclairage moderne parce que su priorité la mais état du Sénégal moom moo am programme lampadaire moom moo génnee 50 milliards pour jënd ay lampadaires yóbbu ko ci commune yi Thiès bénéficié wu am ci 3000 lampadaires commune Thiès Nord am ci 700 lampadaires mais commune Thiès Nord bu ñu indee 700 lampadaires fu ñu koy def maire ba dina wax fii laa bëgg ngeen def ko et nous avons tracé les axes pour lampadaires yooyu dem foofu donc loolu du ñu wax ni ñun ñoo ko def mais mun nañu ni ñun ñoo tracé les artères yu nga xam ni foofu la lampadaire yi di leen wax imam wax na ko sànq dañ ñoo fan pour ñu liggéey askan bi ñun école Kër Issa laay jàngale te namm naa samay élèves damay si Idrissa laay àndal Thiès waayu wóolu ko mu gañe Thiès yëkkati mairie dénk ñu donc luñ ci fas yéene def mooy jaamu ci soxla nit yi ba bu jeexee bu askan gi kontaanee xayru bu kontaanul ñu jëlaat suñu kër demaat suñu classe parce que le poste du maire n'est pas une fixation pour nous dañ ko def uniquement
pour liggéeyal askan bi si la ñu nekk du gërëm ñëpp du sant suñu borom moom mi nga xam ne may nañu bés bi tey ñu mun ko fekkee mun a def inauguration bi du ñaan monsieur Mbaye première passe bi première oui voilà maa ngi doon gisuma ko maa ngi doon wax sax ba léegi donc monsieur le maire sama collègue Basirou Diop yow laa njëkk a tudd ba may nuyoo nee naa leen maa ngi nuyu sama collègue maire commune Est ndax fii Thiès Nord la mais fii nag moo ko yilif moo yilif jumaa bii ci ñi waaw moom la ko yàlla jox moo ko yilif donc moom aussi ànd bu diggante mag ak rakk la moom itam ñu ngi koy gërëm du ko sant commune am moom itam macha allah parce que Thiès moo yore commune bi nga xam ni moo ëpp macha allah population Thiès Nord ça tourne autour de 104 000 habitants mais Thiès Est 150 000 habitants man bu ma yoree téeméeri habitants ak ñeenti junni moom mi ngi yore téeméeri junni ak juróom fukki junni doomu aadama yu fay yow donc moom moo yore commune bu ëpp nit ci Thiès am ay jafe-jafe moom itam ñu ngi koy gërëm parce que mënoon na ko si bañ a fekk mu ñëw ànd ak ñun accompagne ñu xam na ni marché bi marché am la waaw moom dama koy wax sax ne ma xaw ma da ngaa doon ko luxus waaye lii moom maa ko moom parce que taxi yi mu fi war a jëlee da koy yóbbu Thiès Nord te sama population ñoo fi ñëw fréquenté loolu moom da koy métti lool maa ngi gërëm aussi monsieur Sow nga xam ne mooy gérant restaurant bi moom itam wax nañ ko on va vous accompagner parce que ay entrepreneur ay opérateur économique yi nga xam ne mënoon nañu jël seen xaalis def ko feneen mais ñëw investir si créer ay emploi ay ndaw di ci liggéey ñooñu dañ leen defal mention spéciale Sow ñu ngi lay gërëm du la sant wax naa ko keroog dinaa ko waxaat tey ndax li nga def ndawul ñëw ci zone bi nga xam ni amul tey boo xoolee la ville de Thiès dans ce domaine là muy hôtellerie ak restauration c'est les Libanais ñoo fa nekk mais bu ñu gisee ay sénégalais bon teint ñëw dugal foofu dañ leen war a mun a accompagner ñu ngi leen di gërëm bu baax di sant ñëpp di nuyu bu baax suñu yaay Farid ñoom di gis ñi ak yaa ngi woon ci délégation bi ñu leen di sant wasalaam